asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu am benn interview boo xam ne ni ñu ngi koy séq ak kenn koo xam ne nii dafa liggéey ci li nga xam ne moo di gendarmerie bu retraité ñu koy wax major Babacar Sène ñu fekk ko nag fii ci këram ci Touba fas yéene séq ak moom ay waxtaan ci jamono yi nga xam ne nii dañu toll ci li ñuy wax état d'urgence couvre-feu ak yeneen opération yoo xam ne nii gis nañ ne gendarmerie wala armée bi ñu ngi koy piloté ci ndigalu état. ñu bëggan cee waxtaan ak moom ci ay kàddu yoo xam ne ni rek day jëm ci yee askan wi nga xam ne ni ñu ngi koy dund te xamuñu ko wala boog umpale nañ ko kon Serigne Babacar bala ñoo def dara dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo def benn présentation tuuti rek ci sa jaar-jaar ak sa carrière ñu door a ñëw ci laaj yi ak tontu yi. jërëjëf sëñ Mbaye man la sëñ Babacar Sène major de gendarmerie def naa fa fanweeri at retraité. ñëw fii ci sama kër Touba gendarmerie nag man technicien laa foon moo tax gendarmerie envoyé ma dem defi sama diplôme ñaari diplôme à l'école supérieure de l'électronique de l'armée de terre fële ca France à Rennes ma ñëwee tamit ñu dënk ma lépp li nga xam ne mooy installation ak dépannage matériel de transmission bu gendarmerie donc brigade bu ñuy installé maa koy installé ànd ak sama personnel bu amee panne aussi ñu yónnee ma ko su ma ko réparé ba pare delloo ko bu ma ko delloo seetaat installation yi nga xam ne ñoo nekk fixe maanaam antenne ak yooyu yëpp liggéey ko bu màggal jotee ma ànd ak sama personnel ñëw ñu saytu mbiru communication yi am ci màggal gi yëpp en relation avec la police et les sapeurs pompiers noonu la ñu doon def tam à Tivaouane pareil man nag sama service yëpp maa ngi ko defee caserne Samba Diéry Diallo fa laa duggee élève gendarme te fa laa retraité major mais nag li ma leen ay xamal rek mooy muy gendarmerie muy police formation bu dëgër la ñu am gannaaw loolu sax gendarmerie envoyé woon na ma aux États-Unis ma dem defi formation sur la négociation en cas de prise d'otage maanaam ñooñu nga xam ne samba boy yooyu nga xam ne dañuy ñëw attaquer benn banque wala jël benn avion jël nit en otage xam nga nag la ñuy waxee otage nag ci olof ba pare di laaj ay rançon wala ne bu ngeen ñëw dina rey ak nangam itam gendarmerie ni ma koy defee noonu police noonu la ko police defee ñu envoyé ay personnel nga xam dañuy dem def stage ñi dem ñi nekk États-Unis ñi dem en France ñi dem Italie donc muy gendarmerie muy police personnel bi yëpp dañ leen ay former avec rigueur. waaw kon nga xam ne gendarmerie am nañu taxawaay boo xam ne daal bëgg nañ ko ci population bi. jërëjëf sëñ Sène yaakaar naa ne jaar-jaar yi leer na te riche na macha allah mu mel ni kon wax nga li nga xam ne moo di force de défense et de sécurité muy force de l'ordre yi avoir la gendarmerie la police ak les militaires mu mel ni nekk na ñoo xam ne nii aar askan wi rek moo leen tax a jóg waaye dañuy jëm si nag ci fi nga xam ne foofu la actualité toll muy Sénégal toll ci état d'urgence ba ay couvre-feu yooyu am. waaye mel na ni état d'urgence lii ëpp ci askan wi rawatina xale yi xamuñu ko wala mosuñu ko dund moo tax des fois ñuy am ay jafe-jafe di ko dundandoo ak takk der yi soo ñu doon expliquer tuuti en bref lan mooy état d'urgence ak wàccuwaayam ci askan wi loo ñu ci mën a leeral tuuti. état d'urgence bi ma fekkee man tam mu fekk ma gendarmerie bu njëkk boobu réew mi dafa yëngu woon yëngu bi tamit affaire politique la woon donc moo taxoon. Gouvernement bi dem ba décréter état d'urgence boobu nag niñ koy def rek mooy dañu am na waxtu woo xam ne dañu woon telle heure ba telle heure kenn du dox te loolu yëpp boo gisee tamit am na ay sabotage yoo xam ne mu ngi doon am ci dëkk bi ñuy di toj ay tuyau ndox yoo xam ne mooy servir dëkk bi
ñi di dem di attaquer ay Senelec seen usines yeeg yooyu yëpp lañ doon bañ ba nga xam ne parce que yooyu pour def ko bëccëg day xaw a jafe donc guddi lañ ko mën def moo tax état d'urgence bi ñu defoon ko mu couvre-feu bi ñu def ko ci guddi gi ba nga xam ne ku ci dox rek il faut ñu téye la ba xam lan moo lay tax ngay jóg ngay dox seet la ainsi de suite boo amul dara loo xam ne fii dañuy jàpp la yóbbu la foo xam ne dinañ dafa téye enquête la soit bu dee am na loo xam ne te fekk nañ ci yow loo xam ne du noonu ñu jàllale la ci kii judiciaire état d'urgence boobu nag xam nga boo ko fekkee rek mooy ñu dem ba ñii ne élection yi kii moo gañe ñii ne kenn gañewuñu ñu def ay yëngal nag yoo xam ne day déstabiliser réew mi loolu moo ko indi woon. état d'urgence boobu ak couvre-feu ba c'était pour gën a aar nit ñi ndax am na ñoo xam ne ay duñu ay sàmbaboy sax mais ay mécontents la ñu woon yoo xam ne ci yeneen parti yi lañ bokkoon donc ñooñu dañuy def ay kii ay actions yoo xam ne dañ ko pour rien que pour déstabiliser gouvernement bi en déstabilisant le gouvernement mooy créer ay actions yoo xam ne day laal population bi maanaam def ay sabotage au niveau de la kii centrale électrique yi kii yu ndox yi ñu toj ko waaw service public yi ba nga xam ne population bi daal dinañ yëg loo xam ne lu leen neex ci gouvernement bi loolu moo doon couvre-feu bu njëkk ba couvre-feu bii nag dafa loo xam ne mbas bi nga xam ne mooy lëmbale àddina bi yëpp gouvernement bi bëgg aar population bi ndax mbas bi ci ay contact lay wàllee loxo mooy ay boo ñëwantee ak nit ay loxo te moom mu am ko nga saafonteeg moom te mu am ko mu sëqat ngeen taxaw à moins d'1 mètre te mu am ko yooyu yëpp mooy yi nga xam ne mooy tax ñu wàllante ko gouvernement bi nag jël état d'urgence xam ne lii su ma ci jógut la ñuy dégg ci yeneen réew yi nga xam ne ñu ëpp kàttan ci alal ëpp ñu ay doole ci ay médecins ay professeurs de médecine ay jumtukaay ñoom fa mu nekk ñu ngay jaaxle bu accès ci suñu réew mi te jëluñu ay matuwaay mën na créer loo xam ne bu ëllëgee du baax ci ñun nde boo déggee sax ñi nga xam ne moo yore organisation mondiale de la santé mu doon wax naan Afrique yeewu leen nde lii bu accès ci yéen te jëluwu leen seen matuwaay te ñi nga xam ne am nañu ay matuwaay gis ngeen nañuy dee bu accès ci Afrique musiba lay doon donc le président dal di oote ñi nga xam ne sax ay àndu ñoo moom ba mu leen ko waxee ñoom ñëpp ber nañ ci ànd ñu jël état d'urgence bi décréter couvre-feu am na ñoo xam ne nag xamuñu te ñàkk xam te doo dégloo mën na indi lu bëri xale yi jamono yi du ñu seetaan information xale yi jamono yi bu ñu toogee ci télé bu ñu ay théâtre la ñuy seetaan wala wala musique wala ay film te nag dañ doon nañ yore woon ñun nga xam ne fu ñu toogee suñu waa kër wër ñu di bëccëg bo amatul léegi xale yi léegi suñu ñëw seen kër pour añ la bu ñu añee pare dem reer bu ñu reeree pare dem am nañu jot bu dee jànguñu dañuy nekk ci ak seeni morom yi ba ay 2 heures 3 heures du matin bu ñu ñëwee tëdd di nelaw ba ay 11 heures jëm midi
jëkk laaj seen ndékki añ wala añ demaat seen yoon ñun yarewuñu noonu te loolu ñuy gis loolu ñuy def noonu film yi ñuy seetaan dañuy seetaan gis xam ne li ñi ñuy seetaan ndey jeeg bàyyi ji ak xale yëpp dañuy toog di waxtaan film yëpp presque noonu la fu ñuy teg def film rek ndey jaa ngi toog yaay jaa ngi toog papa jaa ngi toog rakk yeeg ñëpp a ngi toog ñu seetaan télé wala ñu discuter ci dara mais ñoom duñ ko def seen kër bu ñuy seetaan film sax duñ ko rarement lañ ko seetaanee seen kër xanaa muy ay moment yoo xam ne mënuñoo def ci kër jàmm mais bu ñu loolu kër jàmm lañ koy seetaanee wala yu mel noonu donc lu bëri daal xamuñu ko te couvre-feu bi rek rien que pour aar leen la te dana doon jamono yoo xam ne xale yi tamit il faut que ñu gën leen a sensibiliser ci naka mooy il faut nga fekk leen fa ñu ne di wax ak ñoom parce que ki nga xam ne du déglu information du seetaan li nga xam ne moo ko war a kii mais day dégg rek wala li muy dégg gis ci réseaux sociaux yi doy na ko te lu bëri ci loolu am na loo xam ne du dëgg. dañuy desandi foofu ba tey ci jamono couvre-feu bi comme ni nga ko waxee couvre-feu wala état d'urgence saa su amee rek mën nañ ne dem na ba sécurité réew ma la sécurité est menacée ci côté bu mën a doon léegi gouvernement bi jël ay matuwaayam ngir gën a aar askan wi ci ni nga ko waxee nii nag ñu toll ci benn pandémie boo xam ne nii xëy na ni ñu koy faral di waxee ci média yi ab ennemi boo xam ne nii ñu ngi jàkkaarloo ak moom te gisuñu ko. donc kon yan moyen lañ mën a def ba xeex ak moom jàpp nañ ne état d'urgence bi ak couvre-feu beeg yooyu moo ci pexe moo ciy solution mais wax nga ko léegi ñi nga xam ne ñoo di takk der yi du ma tàyyi di ko wax police gendarmerie armée militaire ñoom dañoo engagé sacrifié wu ngir aar askan wi ndax jamono yi nga xam ne ku nekk yaa ngi sa kër ku nekk yaa ngi daw virus bi ñoom ñu ngi exposé wu ci mbedd mi ñu ngi fanaan ci mbedd mi mais est-ce que yàlla na ñuy gis des fois yenn vidéo yi ci réseaux sociaux yi surtout ay xale wala ay nit di leen manquer de respect di leen tuutal di leen doyadal est-ce que loolu itam méngoo na ak civisme patriotisme ak bëgg sa réew ban leçon nga ciy jox askan wi rawatina jeunes yi ci respect bi ñu war a jox takk der yi nga xam ne nii jamono yi ñuy nelaw ñoom ñu ngi taxaw di sàmm suñu kaaraange. respect balaa ngay jox respect ay takk der da ngay jox respect sa réew balaa ngay jox respect sa réew da ngay jox respect say wayjur te it ñëpp ñu xam ne rek lu ne dafa am ay charte ni ñuy dunde nii l'islam daf ko tëral ñu ñëw ñeneen nit tëral li naan mooy constitution ak ay loi yoo xam ne dañuy ku nekk war na ko sàmm weddiw ma ne xam nga nag dañ ne force doit rester à la loi xam nga boo ñëwee di def sa liggéey yow xam nga la loi bi sant def nga ko ñëw nga à l'heure nekk ci seen oto di wër di seet ñan ñooy violer loi bi ñi violer loi bi nag bu ñu taxawee di lay sànni ay xeer wala yu mel noonu ñoom waruñu fa taxaw sax dañu war a waruñu laa séen parce que bu ñu toogul seen kër comme ñëpp kon ala kulli yëpp du am mais dem ba di lay yuuxu wala di sànni ay xeer wala nga am ñoo ci jàpp bëggoo kii ñu bëgg a xeex ak yow force doit rester à la loi ala kulli mais yeneen réseau yi ma gis ci réseaux sociaux yi ñi nga xam dañuy filmer ñoo xam ne doo gis ak alkaati bi xam nga alkaati yi gendarme ay borom xel lañ am na yoo xam ne nit ki war koo gëm sax alkaati buy def ay service du mooy filmer boppam da ko waru koo def sax wala bu koy def tamit nga xam ne du ko filmer parce que moom buñ ko gisul sax ki muy filmer dinañ ko xam te buñ ko xamee mën nañ ko gis donc man nanguwuma ne ay takk der ñooy filmer ak gars yooyu ñuy def ay gestes loolu yëpp ay mooy li ma la wax ci réseaux sociaux yi rek bul ne loo gis rek gëm ko wala ku laa leen ña nga xam ne jàppoon nañ leen nag ñu gis seen oto ñuy def loolu ñu def nañ ko tey bañ ko defee tamit seen kilifa yi wax nañ ci te it dootoo ko gisatoo ko
waaw nag attention bés bu ñu jàppee nit bu ko dugal muy xeex ak ñoom parce que soit jàng na karaté wala nangam il faut gars yi dal sa kaw kooku moom àla kulli àddina force doit rester à la loi waaw loi bi moom mooy doole bi mooy te ñëpp pour ñëpp muy Macky Sall muy kii majeur ba ku am majorité daal mu am na yoo xam ne boo koy def ci kanam ci loi bi li ci loi bi wax lañ lay teg loolu la rek mais nag du buñ ko gisee ne ñii kat dañu indi pour ñu xeex ñu déedéet dañu ñëw uniquement pour aar population bi parce que yow mi nga xam ne yaa ngi jàngoro bi te mën naa am xamuloo ko parce que xale yi ay bopp buy métti du tax ñu foy ñu toog bopp buy métti du tax ñu toog waaw soj du tax ñu toog voilà kulli àddina buñ demee ba nga xam ne feebar mënatu ji dara la ñuy toog waaw donc yaa ngi ataaya kaas bi ngay naanee moom la kii di naanee ah nangam ñi nga xam ne dañuy tox te xam naa sax amul ragal daan tubaab bu am itam bëriwut boo kii ne may moom kii nga def ko ainsi de suite yooyu yëpp di saafonte yooyu mooy tax feebar bi di gën di law te it wax dëgg de ñu ngi tëj jumaa yi wante des na de te man li professeur bi nga xam ne moo yore mbir bi au niveau de Fann di wax man moom laa gëm waaye nag sëñ Saliou sëñ Mountakha xamal nañu ne feebar bi am na te li koy faj mooy ñaan ak koppar ak moyen loolu moom taalibe bu ne war naa xam ne kon ba ko sëñ bi defee war naa xam ne kon lii am na tey li koy mën a saafara mooy ay ñaan parce que digle na ñu def ay kaamir ak koppar te it mu ne nañu déglu technicien de santé yi li ñuy wax ñu koy jëfe waaw man mii de am na temps yi nga ba ma commencé di bañ a nuyoo ci suñu jàkka ji rek dañ ma xoolaat ma ne leen man ragaluma ngeen yi wàll ma ko mais man damaa ragal man ma wàll leen ko waaw bon ba ma ko waxee ci ëllëg sa ma gis bu ñu ne asalaamaaleykum rek ñëpp jóg dem ci gannaaw ëllëg sa ma gis la ñu taxaw fële di waxtaan seen biir le lendemain ma ñëw gis ñuy nuyuwante ñoom ñëpp waaw man tam boobu nee nañ feebar bi mu ngi Tuubaa man tam man bu ñu asalaamaaleykum rek ma jóg dem wante ba ma demee bañ ne ça fait une semaine amatul cas Touba ku ma nuyu ma jox la loxo ragalatuma xam naa ne feebar bi rafet naa njort ne nekkatu fi waaye nag bés bu ma déggee ne am na benn cas bu fi am bu dugg biir Touba rek bu boobaa ma téewaat sama loxo loolu rek la du leneen donc mooy sensibilisation boobu ngay wax donc dañ koy wax ci mag ñi di sensibiliser ndaw yi tamit xamal ne force de l'ordre yi yéen lañ fi nekkal yéen rek lañ fi nekkal ala kulli àll nekkuñu pour leen bundu xatal leen dóor li nag déedéet ala kulli àll ku ci nekk daal li loi bi wax boo ko defee toog sa kër ala kulli àll loolu mooy jàmm ñëpp loolu lañ ci bëgg. ñi mujjee lu ndaw lay doon ndax bu ñu waxee réew mën nañ ne c'est entre les civils et les forces de l'ordre comme ni nga ko waxee léegi. civils yi am na lu leen war muy respect léeg-léeg itam force de l'ordre di ay citoyens lañ comme ñun donte xëy na am na fu ñu féete ñu war leen a respecter maximum de respect mais par rapport ak xëy na yeneen réew yi ñuy seetaan gis nañ ne léeg-léeg takk der yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal am na benn attitude bu xaw a agressif ñu jégal ma ci terme bi bu ñuy am vis-à-vis des civils ba tax na léeg-léeg xëy na civils yi dinañ leen ragal wala ba tax na attitude boobu sax day créer haine entre ñoom ak ñi nga xam ne ñoo di civils yi en tant que koo xam ne nii da nga nekkoon ci seen biir ba yàlla dogal nga retraité naka nga jàngate mbir moomu. jërëjëf sëñ Faye gis nga nu mu mënti mel rek takk der yi ci civil yi la ñuy jógee donc dañoo ute nag nit ñi ku leen yar buñ la yaree ni mu waree foo dem da ngay tegu ci yoon buñ la yarul nag boo ñëwee ci force de l'ordre ci sécurité maanaam gendarmerie police armée ñoom tam am na ay charte ñu teg boo ko teggee ñu dal sa kaw bu baax a baax bu ñëwee ba xam ne yow muy toujours da nga koy def dañ lay summi donc nga xam ne muy gendarmerie muy police muy armée faruñ kenn ci loo xam ne
nangu du normalul donc la ngay jëkk a def mooy cette population là ñoo lay fay d'abord pour commencer cette population là ah ñoo la jur cette population là et lépp loo soxla ci ñoom nga ko mën a amee donc xiiroo ngaayoo warta am mais nag ndaw la rek day def erreur parce que ñun ñëpp jaar nañ ci waaye am na foo xam ne boo fa tolloo mais rarement nag nga gis ñiy yebal ñoo xam ne duñ leen booleeg mag parce que mag bi mooy en général ki nga xam ne moo gën a gradé moom lañ ko séntu bopp mais am na yoo xam ne du ko nangu waaw mais nag li ma lay xamal daal mooy yar bi dafa baax parce que population bi sa takk der yi ci population bi dañ jóge ñëw am na ñoo xam ne nag ñëw nañ parce que am nañ capacité intellectuelle bi capacité physique bi ba jàll ñëw bu ñëwee beneen chance la leen suñu borom jox pour bu doon dañ leen yaroon yar boo xam ne du noonu te mu xam ne fii mën na fi tedd mën na fi ci kii ay waajuram mu changé liñ ko sant mu koy def bu fa jógee duñ mën a ànd moo ki nga xam ne dañ ko yaroon mën nañu ànd di nekk di dem waaye nag bu dee nag nañ la yaree te jaaruloon yoon nga bëgg a andi ci koor yi ñoom duñ ko nangu buñ la boo ko defee benn yoon dañ la sanctionné ñaari yoon dañ la sanctionné avertir la bu ñettee ñi dañ lay dàq voilà kulli alin donc amul benn kii de sécurité boo xam ne nangu na ay personnel am di def loo xam ne population bi du noonu voilà kulli alin waaw kon maa ngi leen di sant bu baax de wax dëgg yéen a ngi ma dugal ci mbir yoo xam ne peut-être du sama kii wante nag comme ni ko ñëpp a xamee rek laa ko xamee ala kulli alin te it nekkoon naa ak ay ndaw am nañu commandé naa ay ndaw mais je les ai toujours compris waaw parce que am na foo xam ne buñ fa tolloo dañuy am xët-xët bon moo tax en général am na ay liggéey yoo xam ne su may ànd ak ñoom dama leen xool bu baax bu ñu bëggee dépassé rek mën a arrêté nii ak nii ak nii nii ak nii ak nii moo tax ba léegi retraité na mais su ma ñëwee seen biir dañ may fonk boo xam ne damay yéemu sax te lu ñu am solo yi dañ may ñëw di may nuyu murit non c'est extraordinaire xam nga mooy nit rek la boo xamee boo ko tegee ne comme doomu aadama xam ne am na day am ay père ak ay impair di ko bu amee impair nga toog waxtaan ak moom day gën a da lay gën a bëgg te da lay rus sax xam man def naa 30 ans yoo xam ni mosuma tëj sama subordonné au contraire da ngay def erreur boo xam ne sax bu ko commandement bi liggéey sax sa dàq xaj na ci mu ñëw oo la waxtaan ak yow fexe nag ba xam sax say parents xam oo leen nga toog mu wax ak ñoom institut wax ak yow te pourtant nekkuma brigade mais nag xam naa ne lii moo ko defee dina baax dina woy juróom dina nga xam ne kii kat fa mu ne ñu ngi kii seen doom moom tam dina xam ne kii kat mu ngi may def comme doomam donc dañ lay rus waaw te it balaa ñuy dem service saa su ne dañ def briefing boo xam ne dañ leen nag yéen a ngi dem lii ak lii lañ leen sant lii ak lii mun ngeen tase ak moom donc bu boobaa nangam da ngeen xam ni ngeen di agiré ni ngeen di nangam institut waaye nag dem bay jàpp ay nit di dóor yoo xam ne te yooyu wax dëgg nag ko commandement bi sant ko kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw jërëjëf Serigne Babacar Sène di fàttali rek ne ñu ngi ko fekk fii ci Touba mu nekk koo xam ne ni mu ngi doon liggéey fii ci gendarmerie ba jamono yi mu retraité macha allah nekk magum murit di fàttali itam ne moo jiite daayira bi di daayira waa gendarmerie Touba gendarmerie xam naa beneen yoon danañ am jotaay spécial boo xam ne nii activité daayira beeg yooyu ci la ñuy waxtaan mais tey nag ñu am mbégte bu baax a baax ci sensibilisation bi nga xam ne nii bàyyeekoo na ci yéen jëm ci askan wi muy li nga xam ne suñu génération mësu ko dund muy état d'urgence
te li ko waral muy situation Covid 19 di ñaan yàlla daldi ko fi gaaw a jëlee ba réew mi dellu ci stabilité am mais yaakaar naa ne liñ dégg ci kàddu yi moom bu ko ñëpp jëfee wala ni ko ëpp buñ ko jëfee yaakaar naa ne dina jàppale takk der yi waaye dinañu jàppale ñun ñi yàlla nañu yàlla defal jëfe dégg ak topp te yàggal leen fii guddal fan wi di jaajëfal suñu techniciens yi ak ñëpp ñu ñuy seetaan wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu